asalaamaaleykum sama mbokk yi maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak ci santam. Dama déglu sama mag ji àll kan xam nga moom mooy sama mag bu waxee sax waruma cee teg baat waaye li mu wax lu wér a wér la lu wér a wér a wér la lu ñu mat a déglu. xam nga nun ñi tuddee suñu bopp Pastef am ab projet am ku nekk ci kaw ñu naan Ousmane Sonko danoo jàpp ne te moom la ñuy wax bis bu ne ñii fi nekkoon démb ak bërki démb yàq nañu suñu réew mi, yàq nañ ko ci jëf, yàq nañ ko ci wax, yàq nañ ko ci nii, yàq nañ ko ca nee. juróom benn fukki at rawatina 1er avril 2000 ba Abdoulaye Wade di jëlee réew mi ba fii nu ne réew mi dafa yàqu. ñu ne nit ñi dañoo yàqu, jëf yi nii dañoo yàqu, wax ji daf lépp a yàqu. nu ne nun bokkunoo ak ñooñu, daanaka nun beneen xeet lañu, bokkunoo ak ñooñu. danoo bëgg ñooñu abal nu ñu fab réew mi bu fekkente ne ki ñu yaakaar doy na leen muy Ousmane Sonko, ci gannaaw yàlla doy na leen muy Ousmane Sonko, ñu jox ko kàddoom, jox ko réew mi. nu jàpp ne buñ ko joxee réew mi doxalin wi mu koy doxalee dana wuute ak doxalin wi ñu ko doon doxalee 17 décembre 1962 ba fii nu ne. bokkunoo ak ñoom dara, bokkunoo ak ñoom doxalin, bokkunoo ak ñoom jëf. lépp lu ñaaw lañ daan def buñ la joxee réew mi dina fi jóge. waaye buñ jàppee ne nag nun bokkunoo ak ñoom ci dara, noo leen gën, te jàpp naa ni man ba may gis leneen noo leen gën. jàpp naa ni ba may gis leneen réew mi buñ ko tegee ci loxo Ousmane Sonko dana ko jaarale feneen fu ko ñooñee jaaralewuloon. waaye loola bala nu caa àgg dana ko war a wane ci suñ biir, def benn dànk rek ak benn jubluwaay ak benn bëgg-bëgg, jaar wenn yoon woo xam ne kenn du ko jàdd. yoon wi buñ ci dugal dara lu ci bokkut. noonu ñii noo leen gën, nañ fi jóge, baaxuñu, nun baax nañu, buñ ñu ñëwee buñ ñu joxee réew mi danañ ko teg ci yoon. balaa booba nag nanu wane nooy kan, nanu wane ne bokkuñoo ak ñoom, nanu wane ne suñuy doxalin bokkul ak seeni doxalin, nanu wane ne suñuy jëf bokkul ak seen jëf, nanu wane ne suñuy kaddu bokkul ak seeni kaddu. yoon wa nga xam ne fa la ñuy jaarale réew mi nun nan dugg ca yoon woowee te buñ ko jàdd, te buñ ko jàdd. lépp loo xam ne lii ku ko gis ci nun ne ñii kët dañuy wax rek waaye ñoo ñëpp a yem, loolu moom nañ ko moytu. Sénégal dañ naan kenn baaxut ñëpp a yem. ñi koy wax li ñu ko duggee mooy comme kenn baaxut moom ñi fi nekk boobu ñu bàyyi leen fi rek. Macky Sall baaxut, Abdoulaye Wade baaxut, ñi ci des it baaxut, koo fi indi day mel ni ñoom, bon nañ leen fi bàyyi. loolu nit ñi bëgg a gëmal buñ ko nangu nun. Ousmane Sonko nan jàpp ne du Abdoulaye Wade, Ousmane Sonko nan jàpp ne du Macky Sall. bokkuñu mooy li nu gëm. lu ñaaw lañ daan def lépp bu ñëwee dana dañ ci réew mi, moom la nu gëm. lu ñaaw la dana dañ, lu rafet rekk wutu ko. bon nag nun suñu bopp balaa noo àgg 2024, bala noo àgg 31 janvier juillet 2022 gi danoo war a wane ne nun kat bokkunoo ñii. warunoo def dara ci suñ biir loo xam ne lii muy wax walla muy jëf ñeneen ñi dañu duut baaram ne xoolal ñii li ñoom kat ñoom ñëpp a yem, ñii kat ñoom ñëpp a yem. maanaam ci élection locale yi am na ci loo xam ne lii duut nañu ci baaram. ci tabbante bi diw ñu tabb ko, diw ñu tabb ko, diw ñu tabb ko, wane nañ fa loo xam ne lii noog waa APR yam, noog waa PDS yam, am na ci ñoo ci nun du nun ñëpp, waaye am nañu ci wane loo xam ne lii
ak ndombal tànk dong nga leen tax a jóg ndombal tànk nag rek ku mu tax a jóg rek day daal di xaw a kiimaan da ngay daal di am jikko joo xam ne ji li nu wax ne buñ dikkee noonu la ñuy doxale jikko ji ngay wane day wóoteegu jooja bu nu jiital ndombal tànk bu nu jiitalu xeet bu nu jiital nangam bu nu jiital nangam comme ni ko sama mag Ousmane àlla kan waxe nan def benn dànk benn bëgg-bëgg jaar benn yoon loolu rek moo nu war képp ku nu xool ci sunu jëf sunuy kàddu ak lu mu mën a doon na nga ne ñii kat wóote nañu ñii kat ku leen jox réew mi danañ ko yor waaye rikkuwaay buñ ne ñii de li ñuy woote nekkul ci ñoom la PDS daan def rek la ñuy def la PDS daan wax rek la ñuy wax li APR daan def rek la ñuy def et cetera bu nu ko nangu danoo jàpp ne ñii noo leen gën man de loolu laa jàpp man de nawluwuma leen wax dëgg yàlla nawluwuma Macky Sall nawluwuma ñu ànd ak ñoom parce que dañuy fen dañuy sàcc gëmuñu dara lu dul seen bakkan ak lu ñu am di fen di sàcc di def lu ñaaw lu nañu def man de nawlowuma leen te jàpp naa ku nekk Pastef aussi doo leen nawloo jàpp naa ni Ousmane Sonko nawloowul Macky Sall amul benn werante bon nag danoo war a am nu nu mel d'accord na maag sama mag yi àll kan danoo war a am nu nu war a mel nous devons être des exemples en tout ci lépp danoo war a wane ne bokkunu ak ñoom noo leen gën ci lépp nag ndombo bu mu tax kenn indi jikko yoo xam ni du li nga xam ne moom leen dikk sénégalais yi ne bu ngeen di joxe réew mi danañ ko def néew ma nag am na sax néew ma am na mais am na lu ma jot a gis ci élection locale yi moom yàlla bu am ci élection législative yi ñëw yàlla bu am bu nu jiital ndombo bu nu jiital suñ njariñ lépp na nu jiital Sénégal njariñul Sénégal lépp na nu jiital ci njariñul Sénégal ci biir loolu ku yàlla def lii wala mu def la lii wala mu def la lee alhamdulilahi rabbil alamina waaye buñ ko def priorité bi mooy réew mi yàqu gi mu yàqu priorité booy ñii fi jóge nga xam ni ñoo yàq réew mi ñu jële leen fi ba ñu set wecc ñu teg fi ñeneen te ñeneen ña pour nun mooy d'abord Ousmane Sonko bon nag nan wane leneen gis naa benn kii bu doyal la kan bind di wax maanaam ay Chine ak ay Vietnam fañ jaar Maroc Tunisie Algérie fañ jaar ba am indépendance Cameroun nangam et cetera ay xeex yu ñu doon xeex ba am li ñu am ay exemple lañu waaye nag ñooñu yàlla danoo gën a yombal ñoom seeni mbir wax ne leen exemple Chine marche 10 000 kilomètres mara d'Italie diggante 1921 ak 1949 li ci dee kenn xamul nu mu toll di Algérie muy Maroc muy Tunisie ay guerre de la ca dee kenn xamul nu mu toll Vietnam la ca dee kenn xamul nu mu toll loolu yàlla jaare lu mu foofa naam la ñu bëggoon nangu seenu réew ci ña ko yoroon teg ko ci wane ne ñoo ko moomal seen bopp teg ko ci yoon noo bokki bëgg-bëgg waaye jaar-jaar yi bokkunu nun geerunu xeexunu waaye nag am na fu nu war a jaar parce que ci lettre am bi gis naa ko mu wax ci mobilisation méthode organisation mobilisation information sensibilisation sunu xeex foofu lañ ko war a féetale kenn ku ne am ngay waajur am ngay rakk am ngay mag am ngay xarit am ngay nangam li ñu tuddee information sensible nañu wan nit ñi fu ñu toll yàq gii nga xam ne Macky Sall ak ñoom la yàq nañ ko réew mi yàq gi ni mu toll man de ci man objectif yi may viser boobu la man wan Sénégal yi à quel point ces gens-là ont ruiné le pays ca Ablaye Wade ba fi mu ne
2024 dañ fi def ñaar fukki at ak ñeent yoo xam ne li ñu yàq jéggi na dayoo sénégalais bu ne daa war a xam mu leer nañ ci boppam Ablaye Wade ak Macky Sall ak ñi ñu àndal ni ñu yàqee réew mi ñooñu ñaar fukki at ak ñeent sax ëpp na waxantuma la ak nag ñu jéggi 2024 di jëm feneen loolu dañ ko war a dugal ci boppi sénégalais yi muy suñuy bokk muy suñuy rakk muy suñuy nangam dañoo war a dugal ci seen bopp ne ñi yàq gi ñu yàq réew mi jéggi na dayoo te 2024 waruñu ko mën a jéggi fu ma tolloo laay mën a wane seen càcc gi seen fen yi je les traite de menteur de nangam. Ma dernière contribution am na ñaari journaux yu ma ko delloo ne parce que je traite le président de menteur man na maa yem ci président politique c'est un vulgaire menteur je l'ai dit et je l'ai écrit et 2 journaux ont osé publier ça c'est un menteur dama koy wax ñépp koy dégg sàcc la day làq sàcc li ñu naan receleur Macky Sall est un vulgaire voleur Macky Sall est un vulgaire receleur moo jiite sàcc yi c'est lui qui nourrit qui entretient au quotidien la corruption Macky Sall nourrit et entretient au quotidien la corruption, les détournements de deniers publics. Nos valeurs là, qu'ils nous promettent, voilà, il disait, je vais redorer le blason des valeurs nangam. Fen day kàcc dafa gën a yàq gis ngeen ni muy def et puis ñu naan wóolu na boppam c'est un génie politique du dara ba wala jeex bu wóolu woon boppam Benno Bokk Yaakaar dana ko doy du dem fu ne mu jëm faa décrocher mairie waaye ñu ñàkk fayda ñu ñàkk jom ñooñu muy décrocher nga xam ne dama jàpp ne sax amuñu waruñoo am ak njaboot gu leen di dégg parce que nga nekk ak nit dem campagne électorale lu ne nga wax ko ñu fal la nga dem ne sous prétexte ñoo ñàkk jom ñoo ñàkk ngor ak ki leen di woo ñoom ñëpp a yam loolu sunu information sensibilisation nañ ko jëmee ci loolu wane ne ñii duñu dara ba dara booloo jeex yàq nañu sunu réew mi yàq gu jéggi dayoo dana àgg 2024 mënuñu ci dara waaye 2024 ñoom ñëpp la wax képp ku ma sa laal ci Abdoulaye Wade képp ku ma sa laal ci Macky Sall ñooñu ñu tudde famille libérale ils doivent débarrasser le plancher seen mbon yooyu lañu war di dëkkal ci bakkan ci noppi nit ñi te di joxe firnde moo tax man bu may joxe damay joxe firnde yàq-yàq yi damay joxe firnde te yéen ñëpp xam ngeen ko yàq-yàq yi inspection générale d'État mi ngi koy génne yàq-yàq yi cour des comptes mi ngi koy génne yàq-yàq yi OFNAC mi ngi koy génne yàq-yàq yi autorisation de régulation des marchés te ñu tuddee ko léegi autorisation xaw ma lan di changé naan sous prétexte de transparence dañuy fen ñooñu ñëpp seeni rapport fanweeri rapport yi OFNAC ay audit ay dossiers yoo xam ni des dossiers particulièrement lourds qui mettent en évidence mais c'est extraordinaire bu ngeen ci amoon occasion lire ci benn fanweeri ak ñeenti dossier wala juróom ña nga ca taabali procureur jóge ci OFNAC ñoo xam dañ leen dut baaraam bu metti de vulgaire voleur benn dossier mësuñu ko fa traité lan la ko Macky Sall récompensé Bassirou nu mu tuddati sax ce procureur la Bassirou Guèye la xaw ma yóbbu na ko foofa ca wetam fanweer ak juróom moom ci taabalam la fa nekk ci rapport IGE Cour des comptes APR inspection générale des finances kenn xamul nu mu toll benn dossier la ca jël muy bu Khalifa Sall cey waajilee bu ngeen xamoon yeneen maire yi li ñu def ca jamono yooya maara de tali man yàlla defal na ma rapport yi dama koy jàng la ñu def maara de tali nga rocc ca benn rapport rek jox ko justice ñu param procureur daal def conférence de presse ci saa jox ko juge ko première instance 5 ans d'emprisonnement 5 milliards d'amende appel ñu def appel rapidement le juge le confirme kon appel tey moom la woo
ca wetam ba mu daan retraité mooy nu tuddi conseil jot naa jaar conseil constitutionnel tey moom la def médiateur de la république xaw ma Demba Kandji lu tax man xaw ma bëgguma sax tudd seeni tur appel ñu def ko rapidement confirmer peine ba cour suprême ñu confirmer ko li ñu tuddee rabat d'arrêt en moins de 2 ans ils ont liquidé ce Khalifa Sall en moins de 2 ans matul sax 2 ans alors fait 35 dossiers dorment sur la table du procureur de la République de l'OFNAC. Des dizaines de rapports dorment sur la table du président, qui ose, le président, avec tout ce qu'il nous avait promis, qui ose regarder les Sénégalais les yeux dans les yeux, pour leur dire que si je n'avais pas posé mon coude sur beaucoup de dossiers, si je n'avais pas posé mon coude sur les dossiers, beaucoup de gens iraient en prison. Wallahi, il y a des gens Macron, il y a d'ailleurs, il n'a même pas de dossier sur sa table. Ben dossier de Élysée. Allemagne waxi nopp, Belgique waxi nopp, kenn xalaatu ko fa. Nga ni si je n'avais pas mis mon coude sur les dossiers, beaucoup de gens iraient en prison. Muy ndi coow mu ñàkk jom, je le dis. Li ma wax partager le ko fu ne ñàkk jom. Il fait marche arrière naan waaw non waxewuma ko noonu il faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit man dossier Sindiély rek laa wax parce que je ne peux pas amener en même temps le frère et la sœur en prison déggal leen ma lii de la bouche du président de la République waaw man waxuma ñëpp Sindiély rek laa wax parce que mënuma dugal kaso rakk ak mag parce que booba rapportu FESMAN lay wax festival mondial des arts nègres bi ñu fa organisé woon c'était un scandale avec un budget de départ 5 milliards à l'arrivée 90 milliards de budget lu ne def nañ ko fa ci FESMAN rapport IGE ba mais c'est extraordinaire mu ne non booba rapport rek laa wax parce que mënuma dugal waaw d'abord léegi mooy dugal kaso wax na ko léegi war na ne moom mooy dugal parce que je ne peux pas mettre en même temps le frère et la sœur en prison Karim lay wax waaw léegi si le frère et la sœur sont des voleurs nag doo leen dugal kaso et puis moom mooy dugal kaso waa léegi tey jii boo demoon police demoon tey bett borom kër ak ñaari soxnaam ak i doomam ñu nekk di defar seeni yàmba wala beneen kii bu gën a garaaw ñu bett leen ca néeg ba da nga naan juróom yi daal nag yóbbu leen kaso ëpp na naa yóbbu ñaari ñi rek loolu la ñuy wax dama ni ce président de la République se fiche de nous moom mooy ndey sàcc moo tax bi ma déggee jamono yi ku mel ni mu tuddati sax xaw ma Moustapha Diakhaté naan il parle d'outrage à la République le fait que IAM bu Moustapha Guirassy recruté l'ex-capitaine là mu naan outrage à la République xanaa loolu la gis outrage à la République insulte honte à la République yi fi am acte bu Macky Sall posé benn la sama dernière contribution bi wane naa leen fi Ablaye Wade à 2 jours de la passation de service il prend un décret pour gracier une Sud-Africaine trafiquante notoire de cocaïne haute cour de justice condamné ko fii 10 ans il attend 2 jours la veille de la passation de service pour prendre un décret pour gracier ndaw soosu sous le prétexte que nee na yooyu président Sud-Afrique c'est pas vrai il était mêlé dedans am na lu la tax ñemewu ko bàyyi prison dem am na lu tax. Je donne l'exemple de Macky Sall, Mamadou Wuri Diallo, un trafiquant notoire de faux médicaments yu rey nit ñi ñu jàpp ko ca en flagrant délit on le condamne 5 ans d'emprisonnement mu def appel Macky Sall n'attend même pas
mu jël décret gracier ko koo xam ni l'affaire est encore pendante en justice un trafiquant notoire de faux médicaments ñu wax mu naan xaw ma ko woon nanga waaye yéen mais ce qui se passe au Sénégal nun ci loolu lañ war a gën a insister am jaarunu ay Chine ak yooyu di guerre di rey mais lii mooy sunu guerre wan nit ñi kuy Macky Sall wan nit ñi kuy Ablaye Wade wan nit ñi nan la yàq suñu réew mi wan nit ñi leen wër ñan lañ ñu ñàkk ñoom ñu ñàkk ngor qui ont perdu tout sens de l'honneur et de la dignité ce sont ces gens-là qui nous gouvernent nun nag danoo bokkunoo ak ñoom bu nu bokk ak ñoom mukk ci àddina te nanu koy wane ci sunu lépp nanu def benn dank waasoog nangam ak loolu warta en place ci nun ñi nga xam ni danoo def Ousmane Sonko gannaaw yàlla muy sunu yaakaar def ne gannaaw yàlla danañ ko jox réew mi 2024 te buñ ko waxee dana ko yore yi neneen noonee nag nu digge ne buñ ñu joxee noone leen ko yore nan ko wane ci suñu biir nan ko wane ci suñu lépp d'accord na maag sama doyen àllakat wax na dëgg nan def benn dank def lenn rek muy suñu priorité muy l'avenir de la jeunesse sénégalaise l'avenir du Sénégal loolu rek lay doon suñu priorité te liggéey bi ñu ci mën a liggéey nanu dem ci nit ñi informer sensibiliser conscientiser et cetera wan nit ñi kan mooy Macky Sall ak kan mooy Ablaye Wade ak ñii li ñu yàq ni mu demee jéggi na day dañ fee war a jóge loolu moo war a nekk suñu liggéey man de ci laa ne maa ngi encourager les uns et les autres di gërëm mon doyen Allah